la do kolu suteta jambaki Serekunda kono mba fana konto na nga tentu nga jay alla presence jang kawo italla la fana janni be dunna kol fana kono na musu nyaton ko be jang Sekunda jang me alon ko atelemu na yay kompinoti jang bari na yay kompin keba keba ta bakele so me alon ko le mala place wote atelemu Aisat Jobti abe present ni jang ka itanda la Aisat Job abe jang inte même fana jeteng as the MC dafana mu Serekunda Central kona la World Executive as campaign manager yo mfana benta nyimbe on fe jang se wota bake Mustafa la kiliro kama ngana kotokel sotoma stand or you can start. it's okay And then ngana yes I think it's okay yeah, it's okay. But maybe how is it? It's okay. All right. Ngana kotokel soto jang animbare musulmani alon ko fanal be Serekunda Central Janne ifanal be mabering be siring koma ifanal be Serekunda jan yo bari janim be dunna kul kono fana ala en na kiaman ba me alon ko atele mun na constituency la kiamanoti kari dantan koma safo kari dokun saba koma ale wala mingi yo fana doya bitun janimbe dunna kol kono se dua na o kiamano bari kata bake politiko kono Serekunda jang adun aya kata tembo me alon ko kolbe kolari bake politiko la karola sako UDP la fanal woto nenga UDP ben ko commande pour ka duaye abeteata nyata wonyam to be o dua dan lal bulu jannimbe diam lal commande la fana Serekunda ngol fana ngalonde nenga PRO commande bitum mens kona la PRO avana se introduction o ke mol men alon ko be jam pour Serekunda mol men alon ko sainte be jang ani be silo kan nam pour kana wol fanal salon ko nyulal mo mens kona la molti ngaw dua ke folo lana bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin amin amin alma alayka fan nema kay anin sabante frère tomal mum be alama ale ajana kallanke o yala anin sabante frère tomal mum be amin 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 Mustafa amin jeten in Serekunda fana tala munna constituency la campaign manager Serekunda Central la campaign manager matelti njatiol fana hakili bolam be konton be tentulam be jayla na koto be jang men keta Mustafa koto matina broda nyi memo broda fujiti afana la kata kolu sembo wara batal bari pabi do ka fanya ko UDP mu kunkolet ni famata men jela rek alon ko abe kunkola tonkon do la be do kola woto o do kulal fanal be kerine ite alo e malon bang modol beje hani place wol bulu UDP wol kamen do ku place tel fan bu kano so wasifalu mba fana konto namba tentu lamba jayla grassroots engagement be warle mba kele woto ada fana ka kata bundal lale bedeke mba konto namba tentu lamba jayla bedi enta family konto na ben yalan ko wolle en jiaja o kamala follow on si mo follow commande membe bola from the main corner aina be ngoni na kolu aina fendim fo ntoleje a Serekunda Central men keda Bakari men keda
men keta Bakary Mr Bakary Maronti. Mr Bakary Maron, bismillah. Yana introduction of yes. So foog naa ñun ñëpp dégg nañ soose. Okay. So I will talk. But you can sit down. I say sit on it. Sit down. Okay, good. Yo, assalamu alaikum. Mobe kontong. Membe mabita jang. Albe kliklina to anal kontong la. Na diati mal kontong. Menkeda na ya kompino into ko studio afanya men ani studio men bebe jang ani men bebe jang albe kontong mens kona to yala. Yo ko ya afanya men UDP mens kona to le ya initiative fo nyinta pour ka findinang kana se futa se kachake nimulu ka mol sensitize kanyo hakilo bulandi regarding political membe tamaka banko kan sainte so na lay initiative nyinta wala kada ni na bar musumalti ka ke community reach out political ti ka du nyo kan nganya kanyo hakilo fana bulandi parce que na la kilo ba kambe politique le kono right now me ya lonko amanital because say we suffer dal political fo bantal because ngajele character assassination political lel bitakam anin political me yalan ko to tinyale anin ñoo tinyalu anin carte wafi kol so ngaje ko fen kuma da political kono say wala mu ka reach out ni ke kanyo hakilo bulandi kanyo kala mudandi yo ndol mens ko na mon membe janto na president fo be janne memu ala esam jobatati na financial treasurer be janne be bi wol fa ya jang Mustafa Dramé na public relation officer fa be janne memu Mustafa Yusufa Sedi Kanti na Ismaila Fadera fana be janne me ala ka tele ka pejo ñu control most of safaron membe bi jal ka je dala tele ka be publish na siboja ke fana soto janne membo da ladies ko na tele la president fananti suma jafune be janne yata muna mens ko ambassador ti anina broda mani fana ol fana be mabe anin alfa mel yalon ko ol fana boda nan ni sadel ko kana programme ni mabe yo nim mem malum fana salon ko nyille moldi mel yalon ko wala na daka mitingo ni mabe so ngalon ko moldol fana be ko manane mel yalon ko e mom futa nan folo because sama kenya ni kamala but molbina kane kala mitingo ni ta ka mabe sido nyille moldi mel yalon ko dal na mabe jankanyo hakilo blandi kanyo kachandi kanyo sensitize so wala fano je folo dal fanyal thank you so much Mr Bakary Maron. Bakary Maron abaraka bake PRO memu mens konala PRO ti for that wonderful introduction kay dandi Serekunda ko la fana mens kona la mol men yalan ko be jang ani ladies kona fana la executive fol men yalan ko be jang woto ndol fana Serekunda ko lu sewo da bake en contanta pour kal soto jang ani cool fo nyamen fana nse be mo fulanja men command la wala mo mens kona la president oti e ka fa Mr Alaji SM Jobate ata fana na ni moli ani Serekunda ko le kacha silo la Kenya la ani programme la lanya la bismillah Assalamu alaikum mol min ya lon ko wolle benta jambi ngalon ne ko of course samawato mbo wala kono niaje mol dol bije be silo kan nan pour kananan ka fefe nan kabunan dula janto kananan fos menna kontondiro sambala na jati mal kan min ya lon ko ngi tarajang na sista fele comme ya fa nyami nga tarajang and then mol min ya lon ko fana wolle nata ikafuta nyokan brothers and sisters o kola mbe kontondiro fayla mo kam mi ya lon ko wolen na president oti UDP ladies kona Sibo Janke and then na
na social secretary bi jam min keta use for Sedi Kanti, and then you have our PRO Bakari Maron, Sidi Njai Bijang, UDP Media Network, and then our financial treasurer of Anambejang, and in a big brother mi yalonko, mashallah, ngalon neko ay fanambelo lata kan Serekunda Central Jan. Of course, komi UDP men's kona, yenyin ko wulindi min kamma, wala nkam meeting o soton nung, wate o wati, yu korda kono min keta na social secretary la suwo kono, mi yalonko wala ka pol da ka fanyo kan. So nata jibe comme liro sutiyata tongola le sa insa jibe no momonding wate o wati nga jibe ni te isa hosno komi ka molta ke sambe iya kamo dantan kumandi because mim kumayata faseneata abita kan life lela mim ba jibe la sinindin ko ke tentu ke jayi kalon ko nyimu UDP bengolti wom kuleti mi yalon ka kumayata ifin UDP mo fulal be dulato ibe diamu kan ibe kumo fo kan ngalon nako ibe kumal la fala min yalon ka important tale amon kumaya because UDP la population wala la mosia Gambia jang ni atara carte fayola karola wala bije woto mol wintale nyina mu toñata so ifin UDP mo fula ni sita dulato ibe kacala e kamim fo kawandolam andu e kamim fo Gambia la nafalem e kamim fo kulo mi yalon ko wolon Gambia la sinin samoti so mini be jibe ro kala anim mini bina repeat la pour que video nyi jibe kali tentu once again kal jayi kayitande comme bi UDP men's kona and the UDP ladies kona wolle kafuta nyokan kaje komi ye sensitization o dole commencer kafuta nyola dulalto kamol hakilo bulandi comme liro sutiyata tongola nyaadi ni be moyla wolam carte fayo nyin asutiyata nan ok mbe nyon hakilo bulandi la minela Gambia mbe kukilin na fe la mansalo kono mim nyimum fenneti mi yalon ko dimba bolam nin ko dimbabo like nin tela korda kono bi dimbabo be kekan nta ni la only fire service olla it is important akumatal mini bebe na ma fawla mbe nit kelale okay nka min fo jang wolon Gambia be malakanne abe malakan nyaadi le wolem abe min kono a manke komi UDP dammale nyanta ka dimbani fa Gambia be la dimbalem mbere nyanta ka weli ka fa nyola akumatale bi nkanaje comme Mustafa nkanaje comme konyo kan atemu politicianol nkanaje comme Bakari Marom mu politicianol nkanaje ko SM mu politicianol nkanaje comme Sidi Njai mu politicianol broda mbe kontona bake once again ñu ngi lay jaajefal sa teewaay fi dila welcome ñu kontaan nañ ci trop ci sa teewaay bi nkanaje ko Ismaila niaji be dindindam but of course abe lodula takan Gambia kono abe lodula takan politiko kono ninko politiko Gambia la politiko be tembo minto a manke just like you know niem obe jijang momin baby jan tu mota bulo wul naja yafo imantara lorin fenkan imantara lorin doku kan ni manke politiko te mi yalon ko serun ko ba politiko lon place ni politiko lon bari politiko mim by this time pour ka Gambia bondi abe malaka nyami ñina mu toñate this is the reality ñi manke comme momonding iñanta kari jelal comme politicien olam nte namuso aka foko wotay mo politico tenin bari nkay ko illa nyatilingola we have some kaji dobije they used to wear this atilibolan kolla tisato because I don't want to name them. It is important. Nkoy ko alini sa ali kumande alke kachande ila carte keso mimbe bulo kono ya lonko parti kilin be nyim banko kam mi ya lonko ase nyim banko bondino hani finkinte mimba sadadano la nkalta mansola wallahi ala ya lonko UDP ko la mota nyim parti bondino mota banko nyim bondila abe toro nim batani koleyani yankan kato min kono. It's a reality. Ni Gambia Kenya jibe entel min yalon ko mbasirin Dakar janimbe continue la mina fola briefly ci olof min yalon ko mbasirin Dakar ni Dakar la kuwol nim fengol tala fulati ya tala sidula nani jango fo montara Gambia kono it's too painful kakanyim banko dingo fongoti bala falem ni be banta kanyim banko ni banku dol compare bala falem Gambia dingol nyanta ka bala fay fango en nyin 2021 election o min kana it is important akumatale muna na nyanta ka bala fango e ñi manke comme like momondim bi
ika $5 o bondile ka dum ifan kunto ma fo mini be dépense bondo la de ma fo mil ni la musol mu de bari $5 o ika bondile kunu ita ko sandu jelle la ika san min na $3 $2 sa man tambala mo sita nu ay mol lahi di jang kumal la mini ya lonko yaaje carte faylal nyanta kam fango buñale ngam fango horoma at least ni man sono fenna bari manolu tulolu jimbolu kanolu kolu wol day jinni domanding mfana ngaje commune na carte kaso e value sotole mo buka ke mansati ya jaminala kalaw jantu aka fola of course aka sunyaro kele bari aka fola ko carte faylal wala ka winindi but why not sign tam fango jela ko na value soto nyim banko kanne specially ntel fonninkelu nyina mun na sangolte Gambia independent wata 1965 Gambia la fonninke la aliye munaje ye munake no nyim banko kan nkalta mansola mi sango nim banko da ngam moli je Dakar min yalon ko 26 years old bi maralo ning fengo ning kol nim min bebulo kono Senegal kono ibe Gambia jam 45 years fonninke jela abe sorla somanda abina 12 o'clock abe sorla somanda abina 1 o'clock suto aka leaf la nyinen aka say abuka paso fango soto it is important pour ngam fango kuninde mbe mina kono Gambia kono bi it is important ngaje ko Gambia be tembo minto amanke comme politicien la programme Usain Dabo nim politique kuolong nim batalon politiko kono nin nendirolon politiko kono dinni malaika ndingol min yalon ko Usain nala kebaya nyawnya nani benta silo kan ase lipa fayni mboroeta bi kalole ka neng Gambia fonte kato kela ngaje ko 2021 woy bo nyim banko kan nyim banko la ko ka ku yatal de yaaje metata nyim banko kan ne for 22 years duñ karabo min kata ñim fo yeso kono wala siyatatu ño nango ño doya ño haso gambianol mañillo alin kanake molti min yalon ko minata la fankum fankunne nin sulata fenna ñanta ka fo yusien ban ni atara use ma soto dum use ba akuma mirakan ñimbe abe bola sanjumala ñin 2021 Gambia alin an hakiloto mbe sanne kono mi yalon ko it is very important akumayata bakele akumayata bakele albem balala because diamo nyim fon sa fatam fans yes akumayata le nyin sango nyin fon ninkel be kafu nyokam ni ajibe suma be nun Nigeria le afele siring abota ji anata Gambia banko kan bari fobi abe tamal la bitabina ibaji la politique dula ni ajibe min bente balaten defam la ya doku bari modol bije ban kol kanyan science ngela kol igno because of minem nta man najam pour kana fen nata jam pour ngaji be Gambia bo bola nyami amanke politique dialo Gambia de yalo nako UDP man nyasiti funtu fingola ko adama ya nyasiti funtu fingola nyadi ka du sano wol sifala ni nta mimbe ko nin du sano man 6 and 9 I kante employ nta mantara employ nyinin Mustafa mantara employ nyinin ni mantara wala si bo janke min felenti ni tata everywhere politiko ko ne ka tara jele mo man fisiyeti mo ma amanke komi be ter kam fenne no kam pour kana soto de yes abala hajol topoto kanda bala kuol kekan UDP mo ka fenci ka diala nim fen ñinolon num MPP ni tata koy sawnta ni Natali ye Samba Baroya ngajele fa jagne aka mol nañ janne fotilo boy ya Samba Adama man san ni won jakar lota ni ba murula aba paso dile la this is the reality man sam Adama di ngotita ye man saje ye muru bul kensang wala man sa fon sa ñininka amman so possible fo mol kontani ko he bi ñing is the best insulter of the month ya ci ka ya Samba ya itandi Adam Baro Gambia al nga mira mo min bijang ni ajibe mo jamale bijang UDP bele bijang UDP bele be sirin janteng because nyimbe ke kan abita kan viral le mo jamal le bala moyla mo jamal le bajela ninte bota jang ngami moy bakar la mbita satala nasu kono le bi ngani ni kacha ño hakil bulando mbol bari min kum mata fa senata Gambia dingolu alingaaje ko Gambia le be janikan woto Gambia fañi mbere nyanta ka fañola ngaje MC ben mfenke kam mulunke duma dina ko indi ci briefly ci olof di len jaajafal yeen ñepp ñi fi teew di len sante di len gërem ndaxte dafa am solo
ñu def lu mel nii lii UDP Men's Corner ak Ladies Corner ñoo ko waajal am na seen meeting yoo xamante ne dañ ko dee def léegi ñu jël defaat ko loo xamante ne mooy gën a yomba kenn ku ne nga xos ko ci sa kër nit ñi di ñëw fekk la di la teew foofu noonu voilà gis nañ ne deputy mayor of Banjul yegsi na ñu ngi lay dalal di la jaajëfal ñu ngi lay sant di la gërëm sa teewaay bi kontaan nañ ci trop ndaxte li soose naa ne baa faatale because the number one city of the Gambia, the deputy mayor has just arrived. If we are in another country, it's a pleasure. It's a great, liñ fi def nii lenn la kii kese bu fi ñëwoon jeex na mat na dem leen Lagos seen mayor deputy mayor pour nga gis ko di nga jël ay more than week sant nañ la sa teewaay fii kontaan nañ ci trop waaw boo fi teewul sax sa kaddu bu fi yegsee kontaan nañ kon donc lii la Gambia dañoo war a yaram suñu boppa ñu bàyyi suñu xel ne Gambia fu mu toll nii dafa nekk foo xamante ne muy làkk ñun ñëpp ñoo war a bokk fay ko parce que tey kii keram buy làkk du woote fire service kese de dëkkandoor yi yëpp dina leen dina woote wàllu kon donc ñun li ñu bokk moomee ko ñoo xamante ne fii la ñu ndamoo fii Gambie fii ak lu ci mun a xew fii la ñu ndamoo kon loolu buy làkk lan lañ war a def ñun ñëpp dañoo war a bokk fay ko di leen sant di leen gërëm seen teewaay bi kontaan nañ ci trop lii mooy UDPians nañ fexe gunge Ousainou Darboe ci State House December 5. jërëjëf SM sa kaddu yi rafet nañ alhamdulillah lii lañ si am si UDP suñ administrative secretary at the Manjai Bureau moom tamit ñëw na mooy Ousainou Mboup mu ngi fi te moom mooy secretary si Serekunda Central Constituency tamit jërëjëf kontaan nañ you welcome once again you welcome Deputy Mayor of the great city of the Gambia, that is Banjul. Léegi kay moom mun nañ ko o great city because gis nañ ay transformation yu bari yoo xam ne under their leadership lañ am yooyu so léegi proud nañ pour Banjul ñu commencé o Banjul as a great city waaye amoon na jamono yoo xam ne soo buggee dem Banjul dangay rusa yeah so you highly welcome to this grassroots engagement. Yeah. Okay, ala baraka bake SM, thank you so much. Baraka bake ye sene andiro ke fannala me alonko wale mu men's corner and ladies corner la ulo dalilo adungaje ko yebundal menu kacajangi kumata bakele menu fanal be lamoy lola jang ye lamoy bakele adun ngalonko mbe kuma jamale ta kam fana ansina diamula kotan kumandi memu sibo janketi Mariama Kamara bari ato me alonko wala populata wala sibo sibo janke madame Jawlati ate sina diamu fanala wala musol fana ebe politiko kono nyaadi mune mula muna fawlti politiko kono munati na musol nyante nyatilina UDP la munati na musol be nyanta bulala UDP noma sibo janke be diamu la fanala sibo you highly welcome. Assalamu alaikum mbading Serekunda Central Nkolu mbading UDP Nkolu Deputy Mayor nge kontong nuyu naa la bu baax Banjul Nkolu be ñaadi ye mine fu mine bala Banjul be ko UDP alhamdulillah Mr. Mboup nge kontong Mustafa aning Men's Corner ngal be kontong an Mustafa baraka bake yen host nyaming politiko be nyine nya tenne lungo lunkuolom ye minke adoyata nyawnyandi buka jutu wala baraka bake tele a kickstart but inshallah jandimbe nyimbana lunkilim pa bibe futala ma parce que mba futandi da aminto ntol famote yilla la woma
bi contente bake pour ngana Serekunda Central ni kacha politiko la nga ñoo hajilo bulandi politiko parce que fenti jang mbe min fola min mu kukutoti mbe muru kan kanne dorong mbe muru kan kanne kabrin ni yaaya jamila wato mbe min kele kan mbe min kumbo kan mbe min wosi kan hani say nga nyaaje wala kono kotinke if not worse kanta aketa nyaaw nyaranding yaaya jamila wato aka musoli yotile aketa nyaaw nyaka yotile bawon kalo na ka jalen nale bare aka dolu murile bari say ngamira Gambia musolu wato sita pruntol nga si ngam fango jibe kotinke mbedi amula Serekunda Central musoli ani musol min bebi na nyi video jibe kan after this program ani sayente minu ba jibe kan nko mbadi musolu ntol minu mu wululati musolu ntol minu yalon kon tole kamera kordal kewol kata do ko le kambula je ikan nindindingol tu sugono fontolu ntem fango jibe la kotinke ba ntem fa wanyinin kala fo Adama Barrow a jaretare ban Gambian ko ngana carte di ala ban parce que politico abedula to dami yalon ko sain afutata pour nga tonya fo nyoy nin campagne be keri wato wati musolle ka sele gele gele kan nkana tegla ka fol ni be tego la lan ka osusuke momo musoti ni be nyilla moy kay ibalo na nin tego mu $100 de nka $10 laaje $110 nka fo na box kono kodo o box kono kodo o kata politician o le ani nga min fasa nka gele gele luwasim fa waye jan nka bule kono soko Adama Barrow ta aduta num baake musu kono mal seleta gele gele kan janne dolu ke ma nyoli bula Adama Barrow ta because mbenu tembele to mi yalon ko mam fen jibe ko tinke pour ka yaay jambe bondi jandrong ayta ala natan de ma nga yaay jambe bondi jam bari yara fan ntol tata suta lo nyinol la nganyul lo kitingol lan ko lole bembul birin tol ni wo futata suwo kono fo biya be sisi la doron ate malala nta fero kila nga lo fay ngata kembo sa woto ngaji be nyaawo nya ngamre Gambia musolun tol be bolale 3 kota botale kota min tuta jembe wolle no man kata wolle no man be wolle bondila andu nimbota min na koto la ko be tinyata andu Adama Barrow parete bala parce que ni ajibe ni ko mo yesuwo kono nunto ko konobe kari la mol ka kontane mo be ni ka fewo bi kewo ni la muso tata l'hôpital nata koye ko konole ben albe ka suta salomu tal fa janen ten mons alkijole kabo alkijole ka fara fente fonna lebol be halakiri nyami fonna lebol be torari nyami nyaka Adama Barrow je dindingol min ka mol ndeng ake so motola musol min be sama mansal wulule be fala lebo anyabe tilindila abe jibela hani gulofo min mu gulofo ta man soton na lebo wadamma kanyan ton toliyele Gambia musol alinga fata Adama Barrow la e fengo fem manga nyora la nga yamfai nga itanda la ko molle ka mansa ke mansati alota jana ko alale yake nyim palaso to ha alale ka mo ke palaso do baraka sababu ke kula atela mansa ya sababu ke ta Gambia musol leti ala dun ko nimme man sababu tentu itata man satalla fa tentu woto Adama Barrow nyina ta sababu la linga fala nga nyina Gambia musol fo man la fi man sakunda la mi ya lonko abe kol stol le dilan tolla na bagasol ninge do kuna ko to mobe yande ko kombo mu sene bankol ninge do kuna ko non kana tanga molu sola nge sadala dalil le kama mi alon ko e be moto le nyene transportation mu problem o yela na ko do ku ye nyungale na eta marché woto ya kindi ye futa marché woto amansang e ba kala nyaadile e ba fayla le be mo so la do ko e zero lefta man sa kundale la mi alon ko ninga na ko do ko ani na fengol yela sanji fula tende wonna because mba ma bola dula da mi alon ko we are safe and secure lefta man sa kunda ndolunga murumuru ne ngajibe mawo patije nyimbanko kana manke UDP honorable lawyer Ousainou Darboe Kola moto dino la Gambia moro nini mobe fenyino la albe dunta wulo kono be fenyino la nsafo ko albe nyanta tala bagwele for example sorry mbe bagwe use kan altata fal futata badala kulungo nata pleno ay modo chika aya samba wo futata Italy or Germany or wherever anyanta tale dan ite bulata bakono
alla kulungo sota yali sawunde alla kulungo sota li mira falbe fala falte fal nal kanata ni ta dunta itali tela kodo iba mutala nyama ani min dunta pleno la nda ye yilla nunko anyanta tala ni bagu la barana ta pleno jabula tala ma kala mutafan asoto ta nyami ite ya mira alla kodo mutanyabe kiliyala min batata fengo kunto ani mi sino abe sino la doron bunda ya konko akayin nama akayin kabaro le nyininka akayin fela akayin mansa ya fela woni wote kanyan nola ani nga fengo di mola mi ya deserve Gambia dum mansa ya mo kiline wo deserve jambe damin follow nyim patil minu bebe lorin jang presidential candidate won min bebe nyim banko ka mo killing wala ya deserve wolom alaji loya Ousainou no mukunda dabot atele na kununje ayen na bije aben na sama tankalale na dun ta kuja male kono woto Gambia musola nga bo jele fe ya datu nkana song Adama Barrow ayem fe ya ko sinya fula Adama lota jenne aka siso konkon aka tele jato fa bari nyaa jele de bringa jato piri paraja molma aman koy molma fa fata fa man fa ate yake turi ngotumbuli jana bortata ta daka kanta malla nu fa jato be wullala nyapinka alhamdulillah jato man na fenkenna atatale woton to le jato fa aman jato fa nimbiya sa siso konkono ka tele jato fa sa itandala December 4 ko jato anio anin julo mimba sitila anin kido mimba bunna abeben to lebul sok surtun tol musol Gambia musolu alinga mira kotinke Gambia kewolu alinga mira kote ba ni musol kumbota kewol kumbota ngwani kono be nan to lekata lebo bara ni ko yana suta sino bariya nin kewol be leden tawol wota jumale tukoma wota Adama Barrow nyinata banko bella nay lebo tuje mo be kadu ale duñ lebo kon wodam ma fo jarta Gambia be misalo la nin ko mba fo la dalilo mi yatinna manyana kate fayla Adama Barrow en sin laja dalilol tabanna hani dalil kilintije min satina moy kate fay Adama Barrow woto nata durum pour ka ñoo haccilo bulandi nga ñoo teki andum ku kini mbetta makan diamo be jamfa kan bari fonse woto fo na votas ka to lu dukare hani dingo mi yalon ko lata le la korda kay to karafam kana song ayala votas ka to mutabulo kon aman koy mo malong ñunu be kuwo be le kekan I desperate yalo ne ko say mboyo wote bayila so I kafole ko ni mfota ifana yefo ba yalo ne ni atu ibulo ko ne tete carte fayle iba fayla UDP le so is better to yamu tebulu ay ke -1 to UDP wala muy la gemoti be min pleka alinga na carte be bu sindingol bul nge mabo dulato damin sikiota nin carte faylu ngo sita kana foko kari tankanale ibe tambinde hal be bula nyono rangoto 1 2 3 4 5 suti fa itara koma ñunu be ya fay yebat suti e la bangale ya fay ta si suko wodono because aman ko hani carte fay silo kay sita dendeji ñunu be da me ngabantebul o kama ngal be tentu ngal jayi alsi hekatu kumo mandia bito. Thank you so much Sibo Janke Baraka Bake UDP lebe o nyama adum UDP as a party fightera o nyama dorong diamo la fanna la katala nin diamo be kala catégorie be lari nyamen musole nyanta diam la musole a fil ko nyom musole ka diam because ko amen ke sotoje itul kalon nin kewol be diam la kewole diam kewole kewol fanale alone ko la ko menu ke tak o do diamo men ke ngamira sere ko nda musol menu be bendi jang ya moyle ani men yalan ko e be nyim programme o jube kan live bari gambe be alhalo men to definitely mbele nya sede atala duno me mo abe mbele kungoto mbele ba kala muta kam fana gambe be tembo men den wo kamala ala ende ma e mbulandi election san kono sako saen ka foko kari konto wala tutaje nyen kari konto men tutaje hani saen ka continue ka nyoya mari ka nyo hakilo bulandi kola mun na responsibility nyen kardanta men tutaje fo janimbe bulala campagne o kono fo janil lumembe carte o fayla même 4th of December and inshallah rabbi nadiata alay gambenol be lafri menna wala be kela because jamaaya lonko bata o be banko kan adum be lafri o bata e bo o bata si bono nyaadi walam
ka leadership kendo sotondi nyim banko kan Gambia mu banko di maleti definitely ninga leadership kendo soto Gambia la yurwa a manyana wati jam fautala ninga leadership kendo soto woto leadership kendo monesa nati no wolem dol banko dingol adun dol banko dingol be onati no la nyaadi wolem through democratization process ti memo election oti adun a felem be la voters card ben mbulu wala mun na county wala mun na semboti wala mun na ko beti woto nsa kada bake we make the best use of this voters card ofana be keno la nyaadi by voting for the right candidate, the right party, the right candidate me alonko right policies and programs be available adum bi Gambia banko kan patiyo me o itandi allo nyato maral nyal la karola leadership la karola womu United Democratic Party leti oto alhamdulillah sibo thank you so much yenyim bundal menufo mbe diamula kote mo men commandila wala mu Ismaila Fadera di Saint atabina diamula fanna men wala mu UDP document o men prepared wala mu the 5-point policy nyinti the 5-point agenda oto nyim 5-point agenda nying fende me alon ko Gambia la bata be mu menti akamunta UDP a tabirim banding abe larin a manke ko ni UDP na man sakunda konole be siring isa fo sila nga bula mol la problème ol noma hani wote problème ol nyul be solve la nyamen UDP yo topatole foka bang alari ngolo beje membe je dron na futo man sakunda kono dron wa mudo ko wolti woto nyim 5-point agendas nse Ismaila Fadera bula afana e fendim fo Serekunda Central mole assalamu alaikum mba mo be kontonna mba deputy mayor kontonna ala najang mba njati yo fanon kontonna min kete tafati aning ladies corner sibo janke president ba kata UDP men's corner kafo mol be nyinge mingitandi itani la ko politiko mbe dandam fengolem because niya jibe saying mfutata stage leto ka United Democratic Party la programo follow Facebook etela ba ajibe le lafta ka programo mem follow because as I am speaking to you there are subsequent events millialonko ibe happen kang in the country Mamadou Sabally nala molbe base campaign and organizing committee be nyomi afele United Democratic Party men's corner and ladies corner nata Serekunda Central ka community sensitization also on UDP's 5-point agenda and objectives nyim 5-point agenda mu fenne de mi yalonko United Democratic Party nyantaka ilaftaka wole di Gambianol la comme ni United Democratic Party tombong yeke empowered December 5th or December 4th come 2021 Gambians are going to held United Democratic Party responsible based on this 5-point agenda mbenya ya jela political party fintitay ko nitol nata in power they are going to create 100,000 jobs in 1 year that is unreal what sort of no that is unrealistic all those statements they are not realistic. How can you create 100,000 jobs for Gambians? Do we have that environment? Do we have that power? So that is why United Democratic Party came with the 5-point agenda. Be August le ko ngalong lokun sabata tara nang atema puru 5-point agenda ni manifesto ye launch but ka domandim fo no mole wo 5-point agenda kono abakuma ala baba bakel because ikafo United Democratic Party muka
diam on policies. United Democratic Party muka diam on their agenda. Sinya jelle United Democratic Party fintita platform ulto ka diam on their agenda. But Gambian jelle fanam bella fla ka wo reading ke Gambian jelle bella fla ka nyinin karo ko kumola wala mfendi mi alonko wala problem mot. Because niko muka diam on agenda. United Democratic Party land the only political party to me alonko every Wednesday and in Saturday they have agenda talks. But Gambian jelle bije minka jibe. Gambian jelle bije minge United Democratic Party la agenda soto on their mobile phone. They don't have it because among interest. Okay, so neñing agenda jibe ye fellulu da male tombong agenda ko wo fellulo wala munte youth employment and empowerment scheme ebe funding kel mako la no nyaadi le be sembentu yandu la no nyaadi ani be do ko di la no mol la nyaadi neñing agenda wo agenda fengo bijele min safeje banin se fendandam fo ale no ndamu dindi ngolete bari ngalon ne wotamu Jawara Mansakunda there is what we call youth service scheme wo youth service scheme United Democratic Party pareta ka wala murundi nang ka funding kelta ke karandi mechola ke karandi fengolla ibajala ni fanam findita mo beta sila no office kono karalla jalle bijami yalan ko ka karalla kara e ka karalo karanje fenjelle bija mi yalon ko ka welding kala na manke GTTI. So United Democratic Party ko ning itol nata in power youth service scheme abekela fende mi yalon ko abekela mandatory let ning ko mandatory wala abe wajibi yala karamundo dindi kana mi yalon ko e jita school anum fana ibe conducive environment o create lale pour funding kel ibe la doku kala no nyaade because science and nito ko ibekala welding manot renting manna electricity manna so wallang environment rumiyalon ko United Democratic Party pareta ka wala create andum fana ning agenda on youth employment and empowerment I thankilim for miyalon ka kumayata they are going to create 10 specialized skills on skill zones ninko skill zones mbenga na ko Gambia nga region lul soto ni tata West Coast region mune West Coast region mum fenne bije min seke no West Coast region mune bije min nyanda ka no North Bank region mune bije min nyanda ka no Central River region mune bije min yalon ko nyanda ka no URR mbenga lon ne ne basse jibe they have what we call cotton production amu fenne de mi yalon ko abe kumala nimminta da e cotton factory lo basse parce que funding kel yara funding kel bebe na fala wala nyim Mansakunda mo wolon mbe ngala na ko adama baro kabra sita mansa yala sanji lulu sang adana mom funding kel sindi na se diamuye kunun ko janna ngay funding kel sindi anim funding kel diamda wo video man fintino han sang amalo ngata no la no fana you know so it's like why itandile ko United Democratic Party ye funding kel la ko sula ne United Democratic Party jibe. In our last Congress, nde nkontanta baba bakel because executive niya jibe 40% of the elected officials are youths. So ndela political party amu fene de miyalanko ayente empower ay funding kel bele empower. So in United Democratic Party nata in power funding kel la ko kala fene de miyalanko abekela sololti. Always nka party leader side on this kabira bita kan berela la kwinala ay funding kelje ay like senior deputy administrative secretary nyininka ako ase muneke no funding kele ase Gambia funding kel jono munela ay muna fay create a conducive environment for them and wom fenete mi yalanko akumaya bata education skills and in training wom fenete mi yalanko akumaya Gambia karango afutada dulal to mi yalanko no come se ka mol pusle quality is no more there. You know, if you look at the education sector 12 years karamunto dinno katara school oto naya bank even a correct letter amuka sefeno munekata there is no proper monitoring scheme me yalanko ebije. So education o mu fenede me yalanko it cannot only centered on the four corners of the classroom. We are all in the digital world. And the United Democratic Party on its agenda will make sure that the digitalization of education because near Jibe, Mansakunda, they only talk on formal education, well, Western education.
but there are also madrasas and Islamic schools. Islamic school jelle bije mi yalonko mansakunda ke topoto. So United Democratic Party is going to reflect its minds on madrasas and in Islamic school. Imu fene de mi yalonko e be nyantaka keta in the development of this country. So education and in skills, the party is not going to joke with it. Public health, security, pandemic preparedness, and social protection. Mbenga jele corona en Kenyame. Mbenga jele mansakunda mun silo leta pandemic. Pandemic in Gambia and a vulnerability exposed to the outside world. There is nothing realistic with our health sector. Menga jele SAP for supplementary appropriation bill ya passed to the parliament. But before you pass that to the parliament, ikata lockdown to even a glove or hand glove or me along at a doctoral block on. Sibo janke ya for janne. I'm not going to talk on that, you know, because of Wulu Balafa and akadunda nyame. Because ni ajibe musu jelle bije mi alonko musu kono ma jelle bije mi alonko ituta tingoto. But president wonena mansi na se wo address. Anene mansi na se wo address anala minister. Kabira alota mansa kabira kete president si nya jelle nga wulta akoko mbatu ngata bansang community health center o mangata farafenya community health center nga jibe munem problem ti. So the health sector is going to be something me alongo is going to be United Democratic Party's priority. Security amu fenede mi alongo tanko ni aje ndol bebe fintila nanjang amu feneti mi alonko akumayata ndebe findiga na na paper spray bondi bax na paper spray le na paper spray moto kono because fende mi alonko muga hanyi ibe la banko fananga muga hanyi ibe findiga moy na lo nyato akoy ko nyindi na ni mon songa yeso muro la way kukela mulbe fenke wafu wala janne is it cafe Touba e fintite kay yeso woy muna yitandi dok wala man soto funding kel my empower nim funding kel my empower banku kan aka muna yitandi security my empower barone na man findi na security ko address an konde jahal tela biranga na lota platform da ko I am giving you last warning. President Kalu aga fo mole I am giving you last warning. Last warning. Molbe mol faka molbe mol la bungol tekan bi ni dada do kola ni la telephone rinta e ka mim follow ka du sondomo kono kor ku manke so kono mol sondomo mantara lari. So security mu fenede mi alonko United Democratic Party is going to invest heavily on Gambia security. We are going to empower them for the last 3-4 years. You know, we have foreign securities in our country. Our brothers and men are not empowered in their own country. So the United Democratic Party is going to invest heavily on security, pandemic preparedness, and social security. Because ninyin ko mang amandiam, ninyin ko mang investment okeje, mbeka mimfo kan sanji lulu mimbina wobekela fenete mi yalonko wala be continuer energy and infrastructure akuma ya bata ni na wek jibe kabiri ngani agenda read nga fengo jeje mi yalonko wala diam ta on na wek ayen jiso fale ay tandila ko na pati fenne mi yalonko Gambia la ko solo abetole because ni na wek jibe National Water and Electricity Company mi yalanko wolbe mararin jiola o company kilingo wolbe mararin courant bi nin courant tada jiota sotala. United Democratic Party ko if they come to power, the first thing that they are going to do on energy and infrastructure is to separate water and electricity as a different company. Itekele kilinti na wek betara fa yenne
company be tare je mi yalanko wol be responsible ling electricity la anin company bi je mi yalanko wol be responsible ling courant la jioning courant ye bondi nyobala anum fana ne infrastructure jibe mbe ngajlo na nyim porota be jebe nyaadi la capacity is not there but space be Gambia bulle coastal areas wol bijele nse munekeno mi yalanko nse poro expand ay bo Banjul nyame wol dolbe mu isulete mi yalanko borote address la no because ama mol soto ay mol le soto mi yalanko wala only interest mu minti is how are they going to enrich themselves, how are they going to put money in their own pocket. So the separation of water and electricity as a different company is going to be something mi yalanko is going to be United Democratic Party's #1 agenda. Nutrition, food, agriculture and security. Pabi ya fala njaba kunda diamoto. Ako ninata in power. Ila nganyo minti is to increase the national budget on agriculture from 10% to 25%. That is Masakunda budget will allocate on agriculture. It will by increase lale from 10% to 25%. Anum fanang ala cabinet. They are all going to allocate 10% or they are all going to pledge 10% of their basic salary to agriculture, to the support of agriculture's budget. Meaning it will more cabinet minister ala be la salary 10% ibo dilale to the development of agriculture for 10 years. So what 10 years so Gambia will be able to invest on agriculture mbe futala dulalto mbe ngala na jahali pachar amu ning investment o ketaje Gambia sa fo balondino fo nga mano transfer other bankoka. So if United Democratic Party comes, we are going to revitalize that area and for 10 years ning investment on agriculture. We can say Gambia is a food self-sufficient. Mol sotonole, nse mano sotonole, there will be no more importation of rice. Instead, ndolebo mol supply la manola. Mbenga president ojele, ala basic, ala luolu ndawolo, $150,000. Tilo kono, karo, tilo kono aka mindomo. Fo baro ka samol domo. Omba fo baro luolu naka niso sang. $150,000. But handing ayatara baroka niso la domo luolu. Niye niso fa bi. Wo niso setara no bulle. Lokun killing. Because Gambia be wantara steering status. Momembe status, it is not even up to 1,000 people. Niwo formance ya. So how comes baro ba fala daga 150,000 nedom? Nim ko kata nya bala fati biri nga sefe. Ngani sefe na Facebook oto. Ngo our president's daily fish money is 150,000. Moliang attack. Iko nyamanke to nyati. Ndolla suoko no. Nasiata 300, nasiata 250. Baro 150,000. But bring a documental tandila ya itandila komi nyim president wa amanna fonye. Amanna do kuala nata sile purka domo. President mi alonga ka lo aka foko sira mi benna bunko na wala fisiata status. Say, why are you going to ask Gambians to vote for you if the furniture in your house is better than the furniture in State House? Muna neta da manka mankunda eka White House oloje. So alngam bulo kafunyo kang nga United Democratic Party government londi mi alonko if they come to power nanyim 5-point agenda mimfale first 100 days and in first 365 days Gambians are going to hold them accountable based on this agenda. Wow, fenkilina bije mi alonka kumayata ngafo fondinkele watu wati kafo ko ndata politiko onde I am neutral. Mo tije min neutral ta. Yes, mo tije min neutral. Ise neutral no banta. Bari ila suwo kono. O ila bungo kono. Ite neutral no woto. So wo neutrality alwo fintindi banda nal dunda bungo kono ala fal dingole ana fal al dokoma ala fal bama nyole al nga carte ci kanga di United Democratic Party. Ko Alhaji Ousainou Numukunda Dabo. Last time I mean for Sidi niba ala suwo kono sallungo. Sama ya finne de. Anun sama na ya fing anen ne mol kana. So
4th December, inshallah, we are going to usher a new republic, which is going to be the 4th republic, under the dynamic leadership of Alhaji Ousainou Numukunda Darboe. Allah baraka bake. Thank you. Thank you so much, Ismaila Fadera descent. Ye UDP la ñim 5-point agenda ñi ya a summarize ñame ngamira fota ñame a senata bakele especially ye fannal menu fojang bari ni ñim banko la ko jube bundal men yalon ko bi mol la sohla kol be lori wolto bi lama yuruwal sotono adun wo fannalu malon ko ite be parti wayle o be parti x o bundal wolel be kasararin bi menu be ko health la karola memu jaralo bundati menu be ko karon la bundalti e botani energy men na karola fo kan anin agriculture nyim bundal mu fennati me alon ko bi definitely gambianul man nyaato tajeje mayurwa kujeje woto UDP in comprehensive document men soto on this 5-point agenda ñimu kulati me alonko na launch ta lume ngalonko Gambia dingo bele nyanta kafula nyoma be ata once woto ala launchin ñing abe kala history leti ala launchin ñim fana njikita ko Gambia dingo dolmen yalan ko be koma UDP la karola walum ifanal be bambannale adu be tari alale kaje ko e kanake koma tulalti ye taraka fo kono me ala wala mu yurwa kafoti ka taraka fo kono me ala ko nyaato ta kafolem ka taraka fo kono me ala ko atele Gambia la interest at heart woto yanyim 5-point agenda solu ye kacaja nyame a moyta bakele adunga faham ro warta bakele kaca bundañin to oto mbafole ko a baraka bake sina diamula koten doto me alon ko atele mu deputy mayor ti Banjul nsi wati dantandi ala bari afanamu alpha baleti bi nyimbanko kan sako Banjul adun mens kona la membale mati bari komen ka meitandi UDP hani sa nyimu taman serolti Gambia dingul senyim fahamno because SME afo janne me mira meyo lakumala meyol be kumari nyamen palasol Kenya la bari bi ñi ajale ko mens kona dingole muntati amam palaso jube UDP ñi ne lon hadama di yato wala ya sabu UDP be dawda hanni mo fulale be bendinje oto deputy mayor be haajila be o bulala jele ay naw mo fulol tarandi UDP le be o nyama hanni place babe membul ni ani mol trasiri isine ya ñi ni mol kono e ga fo muna ka jumala mu ñenti wo ben tol UDP le be o nyama so woyji ko warande bakele ko hani UDP man sakunda na sotota jang a president na mu bang a minister lel mu bang a mayor lel mu bang mol ye commandi dawda be danko la jeel adu mol laf be lafri men be o tamandila woto woto diem se flow dila hana be kala 2 minutes lati ifana nin Gambiano le kacha enen sere kundanko le kacha Assalamualaikum warahmatullah. maa ngi nuyu askan bi yëpp di askani Serekunda Central di jiital si nuyoo bi party leader di ko happy birthday yàlla dunda lu bare fekkee lépp
te ñu be si kanam te mu am wér ak wérgu yaram ak njabootam gi yëpp lim ene Gambia yàlla ko yàlla motal te décembre bi la ñoo séntu loolu mooy mu nekk président pour wecci Gambia ni moo demee si anam bu rafet si anam bu baax parce que parti li da nekk na koo xam ne dundam am na solo waaw dundam am na solo si askani Gambia ak àddina bi yëpp di nuyu exécutif bi yëpp bu United Democratic Party rawatina Men's Corner ak Ladies Corner suma naataango yëpp ak waa kër gi di waa kër Moustapha Dramé Kunda yi lekkakat lañ waaye tey moom Touré Kunda bi dalal nañ ko te rafetlu nañ ko bu baax si short notice te rek lañ ñu ko wax waaye ñu ne daal dinañ try by all means ak li ñoo jàppa yëpp waaye bu ñu ñëw fekkee lu mel nii parce que soo fàttee li la fal rek da ngay gaaw a folleeku ñu bari dañ dee wax ne ñun fu ñu oo ñu dem waaye ñun looloo ñu war parce que ñun njiit yoo xam ne leen ñun ay nit a ñu fal so saa ñu soxlee rek su fa mu lee nekkee rek dañoo war a mun a ñëw pour fekkee loolu man si gàttal rek li ma bëgg a wax rek mooy ne ba ma nuyoo ñëpp maa ngi jiital si nuyoo bi suma kilifa di maire Rohey Malick Lowe di ko ñaanal moom wér ak wér la yaramam dafa neexut jamono ji waaye yàlla ko yàlla may wér di si teg maire yëpp ak chairman yëpp yi nekk si Gambia bi man de si wàllim local governments laa bëgg a wax governance waaw mooy local government bi mooy nguuru ndaw yi si loolu laay yëngatu fa laay nekk mooy Banjul di leen won rek ne comme que nguur bu ndaw bi ñu jox nii boo xam ne ñun dañ ci am doole niñ cee yëngatoo suñu waree jox nguur gu mag gi dañoo gën a war a mun a yóbbu ci kanam parce que réeréewu leen mbir ne li Banjul di def ak KMC demit ba Gambia bi yëpp daj si suñ ciyaamaan yee suñ meyo yi ñëpp gis nañ ko ñëpp teg nañ si seen bët tamit parce que mbir yi xam ñëpp ñun ñu ngi fi woon ne council si nim daan demee waaye yàlla def na léegi United Democratic Party bañ indee ay ndaw dugal leen si council yi lu bari wecceeku nañ toujours nga gis weer bu nekk bala ñaari weer bala ñetti weer bu nekk nga gis projet bu ees bu jógee si municipality si maire yi wala chairman yoo xam ne UDP ñoo leen fal te loolu laa won ne suñ amee opportunité pour nguur gu mag gi dinañ def lu ëpp loolu parce que ñun lu ñoo liggéey nii yëpp ñun nguur gu mag bi di jàppale wuñu si benn yoon si lu ne rek mu ñoo jéem a xeex fu nguur bu mag ak nguur bu ndaw demee ba di compete xamal ne foofu noonu ñàkk a pexe am na parce que fu mu nekk nii ñiti waxatuñ leen meew ay président lañ leen a wax ku nekk ngi naan Rohey Lowe sax moo waroon a amee réew mi Talib moo waroon a amee réew mi wala Landing Sané moo waroon a amee réew mi so loolu moom yaakaar gu mag la parce que dafa am lu ndaw luñ leen jox rek di mooy seen gox yi te ñu ngi doxalee gox yi doxalin boo xam ne ñoom soo leen joxe opportunité jël seen président bi yóbbu ko State House Banjul ak Gambia yëpp dina wécceeku bu ni mu gënee gaaw parce que fu mu nekk ni ñu ngi si ñetti at rek waaye nguuru ndaw yi wécceeku yu ñu am ñëpp teg nañ seen bot man si loolu laa gën a bugg a wax barki démboo njaay rek lu ñëpp di joytu te àddina bi yëpp di ko wax si Gambia muy corruption mooy waa goxi Serekunda seen meyo bi li moo xeex mooy Talib Ahmed Bensouda mooy corruption laa wane di ko leeral so loolu yëpp ay firnde yu wér kéng la duma origaay duma taxaw toog si der ba pare di xas yàppa fi ma nekk mooy Kanifing ki fi def ndam di Talib Ahmed Bensouda foog ñu wax lim def ñun tamit su keneen ñëwee Banjul wax ñun ndam biñ def ñu ne saabu du fóot boppam waaye des na tamit si saabu bi de waaw am na saabu bu baax su yàggee ci ndox rek xub te ñun UDP ñun noonu lañ mel waaw di leen sant di leen gërëm seen mayo bi di Talib Ahmed Bensouda si lim nekk di wone ne jub ak jubal loolu dafa am solo trop te lii duñ ne buleet la parce que si kuñ ko nampee mooy seen parti leader moom jox na cër loi jox na cër loo xam ne tamit du yëfi corruption man de dama ko dee wax si misaal ne Ousseynou lu su bëggoon am leneen si àddina am na ko bu baax a baax waaye xool leen ko Ousseynou dara jaayam ak xam-xamam ak am yëpp xoolal soo ko xoolee daf laa kontel kër yim am nga war a nga xool kër yi xale yim jàngal xale yim amee seen ron nga xool seen kër yi niñ day pour won la rek ne moom àddina utum aleel yi taxu koo jóg
ni doomi aadama di nekkee si jaamaam rek am yu yëleefam rek si loolu la parce que fi jamono Jawara ba léegi mu ngi taxawal jaami yàlla yi rek di leen taxawal ne la bu leen kenn noot so Ousainou soo ko joxee opportunité loolu luy law la parce que si lim nampal gars yi la kon ni ma ko waxee gis ngeen léegi fu mu nekk ni Banjul City Council ni mu demee ni roxi Malick Lo di développé Banjul nga demit ba si ñoon Talib Ahmed Bensouda bu ma laa wax nii toujours ñu ñoo ut ñu ñoo taxalee rek pour wane ne ñun dañ bokk seen ñoom li ñoo def si ay ñaawteef te loolu duñ ko mus a gis mukk te dina nekk loo xam ne cër bu dem ay taranga yu rëy a rëy rek la UDP di am man li ma wax lañ waxante ku nekk am na plateforme bul xeeb sa plateforme xëy na bu men's corner mooy dafa rëy rek wala bu ladies corner waaye yow sa boppa suy ñaari nit ñetti nit am na wakkat yu ko fi waxtaana la ñoom réew mi ni moo doxee nii métti na soo leen gisee lii xew yëpp si waali ay jaalim ñaatee fa yëpp lu nit yi amut la rek te nit nag su amut foog mu dem jéem a lijjanti fu mu ko amee su fekkee moom dafa am doole dafa dem siifi ñeneen su keneen amee leen xool leen dëkk bi ni mu bëree ñaankat foo wiire ñu ñaan la doo xam kana jen win ak kana jen winut ngir dëkk bi ni mu mel la ñun ñu xamoon yoon lii ñun nit daf daan sàmm korele ak ngoram waaye léegi loolu yëpp jeex na si réew mi fu mu nekk nii parce que tamit naka la turaati dëkk bi ni mu mel la ndaw yi amatuñ yaakaar ne ëllëg dina baax mag yi jaaxle nañ dina baax kon suma jigéen ni mu ko waxee man rek bu yàggul ni suma jabar ba mu nekkee woon si diggante sant yàlla mucc na dama doon daw comme kuy daw kon Safa ak Marwa te dëgg loolu moom mooy di réalité li xew bés bu ne ñu tàggeel la jigéen xale bu ndaw boo xam ne ay da si matu la gaañoo soo ñun United Democratic Party nekku ne lu ñu leen dig la lu ñoo nekk di def la parce que woo jox nañ ñu opportunité ñu ngi doxal suñ nguuru ndaw yi saka suñu joxee nguuru mag alen gën a waxal suñ ñiti ne na gars yi génn registration bi sant nañ yàlla gis nañ ne ndaw yi génn nañ bu baax ndaw yi ak jigéen ñi nag bu leen kenn foyantoo Gambie léegi gis ngeen ko foyantoo la ne waaw sooy ut lu nekk nga wax soo amee nga def lu la ne soo kooku suy utaat su la waxee leneen da nga koo gëm buñ naxa suñ moro boppa su ma ut lu ma nee wax su ma amee def ni ma neexee Ousainou Darboe de du waxul loolu kenn Ousainou Darboe waxul kenn loolu UDP waxuñ loolu kenn ndi ndaw liñ am ñu ngi see jàppalante ak li UDP dafa defar ay tiisaat di ko jaay nit yi di ko jënda UDP fu mu xew leen nit yi dem na nit yi bàyyi seen xel bu baax a baax ne parti bu am barke la parti bu nit yi am yaakaar la nañ meeg soo rek ne du parti boo xam ne ku nekk di nga am sa cër ñu lu ñoo wax ne Ousainou dafa war a jox ndaw yi opportunité jox nañu opportunité di kana nekk Banjul du ndaw te ay mag bëggoon nañ ko ku nekk Kanifing du ndaw te ay mag mënoon nañ ko faa teg ay mag demit noonu mos ngeen a gis député maire buy sol jiin di ñëw fii ah macha allah ay ndaw rek leen jox opportunité pour ñu nekk si place yi xam nga te definitely soo leen ko xoolee li UDP empower si ndaw benn parti empower ko si ndaw te ñun mag baax na si kër Ousainou yàlla may wér ak wér la rek parce que mu ngi ñoo jàngal yar ak teggin mu ngi ñoo jàngal doylu mu ngi ñoo jàngal am ñun gis nañ opportunité yu mun a amee alal yu bari waaye suñu xalaatee Ousainou yi moo wax rek dañ dee muñ parce que ñun suñ defee loo xam ne gàcce la du em si gàcce bi suñun kenn dafa dem si militant si yëpp dafa dem si parti leader te loolu jàngaluñu ko doylu ñun toujours ñu ngi gis loo xam ne neexuñu wala lii ñun suñu neexoon tey ñu compter suñ alal yi ko suñ kër yi suñ moto yi waaye yëpp ñu ngi muñ pour won Gambien si ne ñun du ne alal la ñu tax a jóg ñun alal taxuñoo jóg de liggéeyal réew mi la liggéeyal suñ askan te looloo tax UDP war a nekk si nguur am na fuñ ko wéer te UDP mooy koo xam ne nguur bu la bëgg a jaay doole UDP ñooy génn woon la ne bu ñu jaay doole UDP lañ dóor UDP lañ rey UDP lañ xam te maa ngi koo wax ne leen soo leen buggee dëkk bii
ñëpp ba faate li leen dala yëpp si lu méttee yëpp fa leen UDP parce que su fekkee TRRC la sax 90% bi yëpp ba 95% bi yëpp UDP la dal réew mi UDP rek a ko mën a amee ñu réconcile nu mu gën a gaaw si benn 1 minute si suñu dugal State House parti leader ne déclaré ne baalal ne ñëpp ñu dooraat ñu péej waaye fii su dul loolu fii dañoo continuer di def ay TRRC di ko toppa parce que 95% of victims yëpp ñun la ñun leen dóor ñun leen rey te boobu jamono jooju ñëpp a ngi fi woon wala ñu bare ngi fi woon lu tax waxuñu woon paa bi moom moo jóg fu paa bi waree pare ne dama mun naa dem kaso ndaw yi rek mu ne leen taxaw leen foofu rek mun naa jàngal ku nekk wala ne kii kilifa gu mat kilifa la ba dee jotee daf ne man maay dem dee soo ñun léegi dañ ko am si silver plate pour jël suñ carte rek dugal ko si boyet bi Ousainou Darboe jiite réew mi loolu waruñoo jël 1 minute sax nañ teel a jóg teel a dem teel a sànni karta ba pare bu kenn taxawaalu fenn bu kenn def dara ñu dem déglu radio te ya sant yàlla sa sport counting la fii balaa 6 o'clock waxtu gii on the 4th ñu ngi naan UDP décembre incha allah te loolu lu yàlla di def la te yàlla loolu la rafetalee réew mi naatal réew mi nii parce que su ñëpp giifalee ba ñëpp jégalu rek xéewal bu mag laa nekk pour réew mi maa ngi kontaanaat beneen yoon si li ngeen ma jox opportunité bi munoon ngeen a organiser seen lii doo leen ma ko yëgal te man da ngeen foog ne yéen man maa leen defal féebo yéen a ma defal féebo parce que politicien soo ko utalee plateforme rek jox nga ko cër te man ci yéen laa bokk te waxam ngeen loolu man tey laa gën a góom ne jàppa ngeen ci man oo naa leen Banjul ngeen fekk si ma góor ak jigéen ngeen ñëw sagal ma foofu loolu duma ko musa faate te bugga naa man lu mel nii tamit ngeen def ko Banjul ñu beneen yoon ñu ngi ñaanal parti leader ne ko tey door nañ suñ programme bi si bisimilahi rahmaani rahim bés boo xam ne tey mooy baat di am te bugga nañ mu dundal lu bare ak njabootam mu fekkee lépp te di ñaanal parti bi yëpp ñi feebar ak ñi wér ak ñëpp ak aji jiitu yëpp si Covid bi naka la tuwaat yi dégg bari nañ trop saka ñoo xam ne si UDP lañ jógee waaye carte bu dem rek beneen carte na ko replace waaw so ñu understand ko noonu di ñaanal ñooñu yàlla leen yàlla xari ajana te ñu gën a jàppale matuwaay yi rek Covid gi lu am la comme que nguur gi defuñ ci fulaak fayda ñun ñu aar suñ boppa te fagaru mooy balaa nga naka faju nga aar sa boppa fagaru moo gën faju alañ meeg soo rek ne ñun wax nañ ko suñ agenda yi pandemic la anything luy ñëw suuraale nañ ko parce que bàyyi leen ko xel rek UDP li leen toppa ak si li leen bokka yëpp bés bu nekk nga gis borom xam-xam borom daraja ñëw si parti bi te mbir su amul su yokku rek mu ngi wàññeeku te UDP macha allah mu ngi yokku su na nit yi bàyyi seen xel rek li jaru nga propaganda kenn bàyyi leen xel social media ngeen bàyyi fu nekk te mu ngeen nuree Ousainou Darboe président bi Facebook bi ko teel a wooy baat di am so loolu laa woon ne yaakaar bu mag am na waaw politicien soo ko jëlee plateforme rek dafa li parce que woykat bi ne borom jaala gën a moo neex a jàngal yuut te man Souleymane mun naa fee wax tey ba ëllëg te li ma wax yëpp du ma dellu si benn incha allah loolu yëpp si kattan la rek kattani yàlla ba pare li ma fi wax tey dafa ñagas rek ngeen jégal ma waaye su lépp lu baaxee rek jox nañ ko Alaaji Ousainou Darboe ne moom moo ñu jàngal jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf DM sa kàddu yi rafet nañ ba léegi lii mu ngi woon naka la United Democratic Party bi mel youth empowerment bi kii wax na fii so DM bi exemple la deputy mayor bi exemple la si fanna youth empowerment because moom xale la te mu ngi yore place boo xam ne alhamdulillah place bu mag la te moom xale la bi rek boobu exemple la di leen woon ni UDP mu ngi empower youth si kon DM jërëjëf sa kàddu yi rafet nañ comme time bi dem na wato tata adun mol bota dula janneto bari men skona fanala mol men yala be diaspora be kontonnam be tentulam be jayla ning the ladies kona fanala molu because UDP definitely
comme parti leader ka memfo wala be diaspora la karola ako engino niyamo abita fennel kake engino kono wala ka engino samba wala masingot niyamo e masingo be malala o masingo bita fennel kake masingo kono wala ka masingo samba wala ka masingo mala ako ni UDP mu masingoti men ka masingo mala ka masingo samba wala mu diaspora. So definitely we are so much grateful to our brothers and sisters in diaspora. Ela kata kolu be menke kan. Niaje Gambia nga suturo soto. Na kordal kono nga suturo soto. Korda jamalu. Ala ta kola in diaspora no len. Ika kata bake. Dimbal menu bejam family menu bejam be lori la kola suto tili. Wala asabu ifana ko Gambia no le unite. Ya ke kilint. Itolbe bankol menu ka ye yurual menu jeje o yurual se soto Gambia banko kanja adi fanal medey be diamo la suto tili ebe ila friendsol diamundi kan ebe la family kachandi kan e lommol mewmen ya lon ko Gambia ndi on lel moti adun kartewol bebul kaytandi la ko be nganda ke falindiro tan ka wala fo molon ko falindiro be soto la inshallah rabbi adun nyim falindiro dum mo manya natula koma ifana ya make so yetara history nyin kono ya foko mfana dabe mollel kono men yalan ko e falindiroke fonga man sakunda kendo soto jang oto falindiro nyin nadiata Allah taala e abe kelale adu nadiata Allah taala e His Excellency the Right Honorable Ousainou ANM Dabo mba escort lale mba dandan nale ngadundi State House o kono nen Allah taala sonta obe kelanyim banko kan woto comme fitro fela sita c'est Aissatou Diop commandi rek ay closing remarks ke hanabe kala